jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi safoo jàmm ji info jàmm ji info ni mu koy faral di defee saa su ne di seen plateau spécial seen jotaay noo ko jàngatee mbokk yi seen jotaay noo ko jàngatee nag tey dalal fi ki nga xamante rek mooy Djibril Diop di président du parti FPRS ànd liggéey yaakaar naa dootuñu leen ko présenté ci jàmm ji info balaa ñuy sore rek dañ koy daal di bàyyi ak kaddu gi mun daal di leen teg téléspectateur yu jàmm ji info monsieur Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu sénégalais yi ak sénégalais yi di jiital si nuyoo bi waa jàmm ji info di commencé si directeur bi ba si suuf ak tamit di nuyu tamit suñu mbokk internet yu ñuy suivre yëpp. si seeni plateforme di wax ne ça fait un plaisir ñu ñëwaat fi mën a diisoo ak yéen si échange pour gindi réew mi ci tolluwaay bi mu toll. jaajëf bu ñu la ko jaajëfalee bu baax a baax nee naa leen mooy Djibril Diop président du parti FPRS ànd liggéey tey parti bi ñu dégg ñu bëri sax bu ñuy waxee nii bëgg a tudd mouvement sax nga mer ne loolu du mouvement mais parti la. parti bi lan moo ko wundu ak donc FPRS lan lay tekki. waaw FPRS mooy Front pour la République du Sénégal bon parti la boo xam ne man ak samay naataangoo ñoo ko créé depuis bi ñu jógee ànd jëf PADS bi ñu bokkoon ak suñuy camarades comme le secrétaire général Landing Savané ak Mamadou Diop Decroix ñoo xam ne ñoo bokkoon benn kuréel ay ñoom Cheikh Omar Anne bari na si ñu bëree bari bi scission bi amee au niveau de ànd jëf. si leen décidé ne au lieu que ñuy continuer si benn vision boo xam ne déggoo amatu si te bokk suñu ay yoon pourquoi pas duñ dem taxawul suñu kuréel pour jéem a xool nag ñu ñuy bokkee dem laaji réew mi wala bokk si ñuy diriger réew mi moo waraloon ñu taxawal FPRS ànd liggéey waaw. macha allah yaakaar naa loolu leer na ci téléspectateurs yi. donc fi muy dellusee tuuti gisoon nañ si seen parti bi. doon ngeen fi ànd ak ku ci demee nii. Gakou Malick Gakou. ànd ngeen fi si demee ni tam ki nga xamante ni moo di maître Madické Niang. tout le temps dañuy gis tey boo leen ànd kii suba ngeen ànd ak kii ginnaaw suba ngeen ànd waat ak kële. fi ngeen jàpp moo dëgëragul wala ci làmbatu ngeen topp ba léegi. non mosuñu làmbatu xam nga en politique dafay am parfois ay alliances stratégiques en matière d' élection. parce que gis nañ ni Sénégal depuis l' avènement de 2000 ba léegi ak deuxième alternance bu am kenn mënatul dem seul il faut que une création d' une coalition. Malick Gakou nag ànd bi ñu àndoon ak moom c'était dañoo rejeté woon suñu liste biñ naroon demee à l' élection législative yàlla def nag man ma waxoon ne bu fekkee ne en cas rejeté nañ suma liste ki ma gën a jege ñëw seet si ma ñu d' accord si ay principe ay vision moom lay jàppale. parce que si la ñëwoon. rejeté suñu liste bu ma koy dégg xanaa da ngeen a valable wala lan la. non mooy taxaw aar sa réew parce que dafa amoon liste boo xam ne dañ ko taxawloon. pendant les élections législatives de 2017 ànd seek Ibrahima Faye léegi ñu rejeté liste bi parce que xam nga par guéguerre affaire yooyu. kenn comprendre ban motif parce que ba léegi amuñu motif bi ñu ko kii lépp lu administration bi di laaj si këyit ak si norme yu ñu waroon demee lépp def nañ ko mais ba tey ji après nag si leen xamee bi ñu xamee ne dañu rejeté ñun si leen nag jógee ne pourquoi pas nag continuer nos discussions si lañ ñëwee ñoom en tant que taxaw c'était pas Malick en tant que taxaw discuter ak ñun ñu gis ñi carrément foofu ñun ñoo yam benn programme boo xam ne moom lañ bëggee dem assemblée si la leen waxee ne mën nañ ànd sans condition sans rien loolu waroon nag ñu ànd Malick Gakou si la bokkoon Idriss Seck mi si la bokkoon affaire mais bi élection yu jeexee ñun comme bokkuñu si coalition boobu ñu delluwaat fi ñu nekkoon continuer di liggéey. d'accord ñu gisaat tamit ngeen àndoon fii ci élection présidentielle yi nga xam ne génn nañ ko tout récemment ngeen àndoon nag ki nga xamante ne muy maître Madické Niang àndoon leen ak moom gis nañ seen Gakou yéen tam mu mel ni am na divorce foofu donc ñëwaat ngeen ci ki nga xam ne muy maître Madické te maître Madické actuellement donc mën nañ ne nekkatul ci politique lan mooy seen taxawaayu ëllëg kon. waaw xam nga ñun élection bu nekk comme li ma koy waxee élection bu nekk xam nga parti yi instant bi nii parti yi ku nekk dañuy discuter. di gisante di waxtaan dans le cadre de la grande coalition de l'opposition di discuter suñu biir mais en cas d'élection nag ñi mën a ànd ñooy ànd ñi mënul ànd mooy ànd te man damaa faral di wax ni
dafa am ay coalition yoo xam ne une fois que les élections terminées coalition yooyu dafa war a yam foofu. Maintenant comme dañu nekk ci benn logique ak dynamique boo xam ne Sénégal ñu bari gëmuñu ni mën nañ dem seul ñu nit am ñoo xam ne parce que parti démocratie moo ko laal il faut que nga consulter la base consulter les militants et les militantes majorité bi ñu remporter si lay mën a xoole ak méngoog ñun vision bi ñuy demee ñu mën a ànd ak moom looloo waraloon nag si élection présidentielle bi bari woon na ñoo xam ne discuter nag ñoom am na sax ñoo xam ne commencé woon nañ liggéey ak ñoom mais parfois xam nga di nga ànd ak nit ba mu yàgg yenn saa yi divorce bi jógee si moom du jógee si yow ñun toujours li ñuy wax moo si nekk amul benn kenn koo xam ne mën na toog ne lu ñaaw wala lii si ñun la jógee ñun dañuy gëm ni politique vision la ak idéologie ñi mën a ànd ñoo mën a ànd ñi mënul ànd nag mun ñu ànd te looloo waraloon nag bi ñu méngoog maître Madické Niang ci vision méngoog moom ci doxalin ak ñu waxtaan yi avancé ñi ma àndaloon gis ni la majeure partie que moo fi ses pour ñu ànd ak moom ñu dem ànd ak moom bi ñu ànd ak moom nag def nañ ci lu ñu mën suñu kattan suñu doole ak lépp ba kenn jéppiwuñu fa bañ sax yu bari sax ñu ñoo ko développé presque ci coalition boobu moo waral nag tey ànd ak moom bi ñu ànd réccuwuñ ko mais nag bon comme murit ndigal kilifaam am na lu mu ko wax ñun tamit ci politique la nekk dañuy continuer le chemin continuer tamit liggéey bi ñu nekkoon teewul ba li ñu bëgg am ci réew mi ak li ñu bëgg ci réew mi ñu am ko. d'accord merci monsieur Diop yaakaar naa bu ñu déggee sa kàddu ni nga ko waxee donc tout le temps que divorce buy am du jóge ci yéen donc li ma bëgg a wax na donc yéen dafa mel ni daanaka donc li ñuy séntu ci yéen wala gâteau bi ngeen di séntu wala bu ñu leen joxul seen cër moo tax ngeen di dellu ginnaaw wala lan la en fait parce que dañu gis tey boo leen duggee fii suba ngeen yéen a ngi fële tey leer na mi maître Madické bu nekkoon ci politique ba léegi yéen a ngi waajal leneen. kenn mënu leen comprendre yéen. waaw xam nga du gâteau bu ñuy séddoo il faut que tamit nit ñi di arrêter loolu politique ak politique science la xam-xam la c'est-à-dire que problème de vision la nooy tegee pour yóbbu sa réew kanam na ngay def ba génne askan bi si coono bu nekk na ngay def ba bokk ci réew yoo xam ne fu ñu doon tudd la. yooyu nag ay idée la ak ay vision benn rek du doy dafay laaj ñu bari toog ñu tënk dara demee ci du leen loo xam ne séentu dañ koy séentu bu ñuy ànd ak nit. ñun tout le temps li ñuy wax mooy toujours ay respect na am suñu diggante vis-à-vis ak yow et deuxièmement que programme bi ñu tëral pour dem ko buñ si déggoowee ñun amuñ si xaar bu ñaan amul tamit luñ ciy séentu toujours lu ñuy wax mooy nañ si séentu ni Sénégal boo xam ne ëllëg ndaw ñi dinañ am si lu ñu jàpp ñii liggéey dinañ yëg seen bopp que ni fi ñuy liggéeyee kat bu ñu demee ba retraite rek du ñu doon ñoo xam ne dañuy daw di wëri dépense dañuy daw tamit problème kër di leen situé te duñu amati loolu ñun si principe yooyu la nekk ak ay principe de base yoo xam ne day permettre au-delà du Sénégal Afrique sax ñu mën a lënkoo ànd mën a dem. d'accord waaw. d'accord monsieur président Diop fi may dellu si waat tuuti muy Mamadou Lamine Massaly. tout récemment gis nañ leen. donc ci mbas mi. ngeen dem di séddale li nga xamante ne ay masques ay moto pompe ci inondation yi nga xamante ne rek lëmbee woon na daanaka ci askan réewum Sénégal. sa diggante ak Mamadou Lamine Massaly. waaw xam nga en dehors de la politique dafa am ay relations humaines man ak Massaly du politique moo ñu boole. waaw lu ñu boole mooy àdduna muy suma nit di suma frère ñu mel ni ñoo bokk ndey ak baay moo tax ñu bari bu ñuy séntu ne politique moo boole man du ma ànd ak nit ngir politique rek damay ànd ak moom. ngir ëllëg non xam nga dafa am ñaari am bu ñu doon ànd si politique parti laa yor day ñëw dugg si mais moom dafa am entité bu mu yor muy mouvement di si dawal. yàlla nag mun na dem ba benn moment boole ay nit ñu ànd parce que ñoo bokkoon coalition Madické am luñ ci liggéey lu am solo léegi nag toll nañ foo xam ne nag bon ñu ngi commencé di discuter di xool dara mënul sotteeku mais nag si relation humaine entre man ak moom ñi dañ ciy doxal lu bëri dañ ciy waxtaan di échanger lu bëri si réew mi di xool tamit yenn saa yi bu amee yenn yi mu laaj ma sama xalaat man li mu amee dara ma laaj ko si xalaat teewul tamit ku nekk respecté nga fi nga nekk. ak li ngay doxal ci réew mi bon loolu moo tax yenn saa yi nag sa nit bu la invité ci yenn yi wala nga dem fekk ko interprétation yi ñu ci gis bokkul ak li am. moo waral te lim geste boobu mu def képp ku ko def ñun dañ koy saluer mooy d'abord nga gis ni mbënd mi ngi sonal na réew au lieu que ngay nekk di wax di dem rek nga dem wuti ay matériel yoo xam ne dina mën a permettre ñi nekk ci ndox yi ak kër yooyu ñu jóge fa boo amee ay vivre tamit jàppale ko ñoo xam ne seen loxo jotu. seen ginnaaw ak tamit masque yi parce que li nga ci wax moo ci nekk ci période de Covid leen dig lépp loo xam ne rek
nit mi ngi koy doxal loo xam ne si askan bi la jëm rek ñun nous sommes partants. d'accord monsieur Diop fi ma déggee sa wax. moom dum Lamine Massaly dafa yor seen ànd démb la woon. waaw yor na la nga xamante mbooloo mu topp ci ginnaaw. waaw yow nga yor mbooloo mu topp sa ginnaaw. waaw kon dafa mel ni li ma lay wax moom ñu bëgg a dellu si. donc mu mel ni rek yéen waa FPRS ànd liggéey. dafa mel ni tout le temps dañu ne la topp bu nar a neex su baxee dem daal di xeeñ parce que yéen a ngi waxtaan ci suuf su may dégg kon dafa mel ni donc yow yéen a ngi bëgg a dem ci moom. waaw non xam nga moo wax la benn affaire une fois de plus man parti politique laa yor mu mouvement. moom lu mu yor moom mouvement am la yor di si yëngatu. mais war ngeen man nag mën na nekk. d'accord mën na nekk mais comme discuter guñ si noonu soree guñ ci kon mënuma si avancer de trop mais nag Mamadou Massaly suma xarit la ndax dafa yàgg suma xarit la te ñun nag bu ñu séqee ak nit teraanga mu rafet loolu dañ siy continuer di ci ànd ba ñuy gis leneen ci moom. waaw seen ànd war na mën a nekk. waaw xam nga moom en politique li may wax moo si nekk rek gis nga àdduna bu sotteegul bu jékki-jékki rek ne lii mënul nekk. waaw ndax dama xam ni parfois yenn saa yi sax ñenn ñi ñuy wax dañuy croisante te dañoo nekk si dund. te dund bu ñu si nekkee nag mënoo jékki-jékki ne lii mënul nekk. yow sa bopp mën nga jàppee ni nga jàpp. mais bul jékki-jékki rek imaginer lii mënul nekk. waaw effectivement. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.